asalaamaaleykum mbokki internet yu Dakar Midi yéen a ngi seen biir émission Midi Mode nag mooy seen émission boobu nga xamante ne pour tailleur yi la pour coiffeuse yi salon de massage yi maison esthétique yi vendeur de bijoux yi vendeur de tissus yi ñëpp ci lañ bokk. tey nag dañu ñëwoon spécialement si banlieue bi seet si styliste bu ñaawul boobu tudd Ibra Fall Mondial Couture nekk marché Sam tey nag moom lañ seet si woon ñu dugg ci biir xool lan la ñu indil. waaw soxna si ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. ñu bàyyi la nga nuyoog suñu mbokk internet Dakar Midi yi ñuy seetaan. waa Dakar Midi maa ngi leen di nuyu bu baax d'abord damay sant yàlla di julli ci yonent bi di sant samay ñaari waajur bu baax comme d'habitude di nuyu internet Dakar Midi yëpp ñi ñuy seetaan yéen a ngi fi Mondial Couture man la Mayram gérante Mondial Couture chez Ibra Fall. waaw Mayram ñu ngi lay nuyu bu baax di la jaajëfal. maa ngi leen di léegi bëggoon nañu xam yéen nan ngeen di def ak création modèle yi Ibra Fall nan lay def ak création modèle yi. waa Mondial Couture moom boo ko déggee suñu spécialisation mooy création ci ni nga ko déggee puisque ñun dañuy def loo xamante ne c'est rare dul foo dem gis ko. donc aussi ñu am patron boo xam ne dafa créatif donc dafa am ay idées yu formidables yoo xamante ne vraiment bu jëlee tissu daal ba utiliser ay pensem daal macha allah bu paree di nga kontaan. d'accord su ma déggee wax ji foofu kon ça veut dire que Ibra moom mooy créer ay modèle am mooy dagg mooy ñaw. waaw wala dafa am tailleur yi da leen di expliquer rek moom daggul ñawul. waa si mooy dagg mooy expliquer aussi modèles yi des fois aussi ñun ñu indi ci suñu apport personnel yoo xam ne ñoo koy ne Ibra bu ñu sañoon mu demee nii mais teewul vraiment daf ñuy déglu li war ci ñaw bi daal ñu def ko ba mu rafet. donc ça veut dire que ne Mondial Couture moom équipe la donc su ngeen di liggéey yéen ñëpp daal ku nekk day joxe avion ci liggéey bi. léegi par rapport ak création yi nan ngeen koy defee cliente bi mooy ñëw proposer ay modèle am wala yéen chaque fois da ngeen am collection yu bees. waa chaque fois dañuy am collection yu bees parce que aussi le monde bouge doo toog fi nga toog rek focaliser wu ci benn modèle da ngay créer essayer innover faire de nouvelles choses donc des fois cliente bi ñëw ne dama bëgg taille basse dama bëgg robe mais ça dépend aussi ci formam et tout ça donc tout ça da ciy jouer donc yow en tant que professionnel da nga koy expliquer ne ko su ma sañoon de nga def lii aussi modèle bu dee tànn na ko bu dee modèle boobu aussi baax na ci moom aussi ñu ne ko voilà bi modèle bi dina la jàpp donc tout dépend ci style bu cliente bi nu muy ñëwee ak yooyu daal. d'accord yaa ngi basé wu sànq ci cliente bi kon ça veut dire que yéen yëre jigéen rek ngeen di ñaw du ngeen ñaw yëre góor wala da ngeen di ñawaale yëre góor en même temps. non dañuy ñaw yëre góor dañuy ñaw yëre jigéen mais xam nga jigéen ñi dañoo gën a nekk suñu xarit daal waaw mais dañuy ñaw yëre góor dañ ci ñaw yu rafet voilà góor ñi aussi bàyyi ñu leen ginnaaw daal. d'accord léegi yéen seen ñaw yi dama gis ngeen di def garniture lu xaw a bëri trop est-ce que du garniture kese ngeen def wala yéen a ngi defaale broderie en même temps. si dañuy def broderie en fait garniture yi boo koy xool suñu clientes yi nekk ci diaspora bi xam nga ñoom dañuy bëgg lu fashion bëgg lu cristallisé donc mooy waral suñuy def suñu yenn modèles yi ñu ci def garniture ak per yu bëri donc ñoom ñoo ko bëggee noonu parce que aussi li cliente bi bëgg da nga ko ciy fekk si parce que daf la fay xaalisam donc li ko neex nga koy defal mais dañuy ñaw broderie dañuy def lépp la ñuy def fii Mondial Couture. d'accord les clientes yi ñoom ñooy préférer perlage bi moo tax yéen ngeen gën a focaliser wu ci perlage bi noonu. exactement mais da ngeen di def ay modèle perlage aussi yu simple yoo xam ne tuuti perlage lay am. si tout à fait wala tout le temps ñoom dañu bëgg ay modèles yu xumb. waaw ça dépend xam nga les goûts et les couleurs ne se discutent pas donc da ngay gis ko la ne perleel ma kaw ba suuf devant derrière loolu tu n'y peux rien da nga koy accepter rek nga defal ko li ko neex. des fois nga gis ko la ne tuuti per la bëgg tuuti garniture nga defal ko des fois nga gis ko la ne bu ma defal dara donc les goûts et les couleurs daal ci monde bi ñu nekk ku nekk da nga koy respecter li mu bëgg. waa dégg ngeen ni mu wax foofu nee na waa Mondial Couture boo ñëwee bëgg ñaw bu simple dañ la koy defar ñaw bu fashion bu amul fenn bu am perlage yu rafet boo ñëwee fii ñu defal la ko gis ngeen Ibra Fall bi ma participé ci Fesmoca bi defoon na fa collection bu amul fenn macha allah léegi may xam dañ lay bàyyi nga présenté ñu seen collection bu bees bi. d'accord incha allah.
waa bi jesner bu jaune la donc gis nga ñu def ko broderie 217 donc def ci ay strass yu argenté donc ci couture bi def ko jaune rose mu nekk modèle boo xamante ne vraiment xale yi dañ koy sol mag ñi aussi dañ koy sol waa ci bas bi donc ñu pour kii ko ci suuf noonu mu assorti waa jupe baa ngi ni aussi ñu def la même chose donc laal ci tuuti ci jupe bi comme xar sandi la donc boo xawee fëlaale noonu rek mu daal di feeñ voilà waa daal di feeñ voilà aha bi aussi cuub palman la donc gis nga ñu def ko robe bu taille donc ñu dugal ci suñuy femme daal suñuy garniture yu rafet donc assorti ko donc li ma lay wax rek ñun daal ñëpp la ñuy ñawal Amina voilà ñu def ko manche godet bi donc def ci suñuy style gis nga taille soutien bi génn ak yëpp waaw suñu touche daal lii moom ku ñëwul fii daal gëw ma ne di nga ko am daal macha allah waa lii xam nga ku ñuy takk rek ba nga sol ko noonu ci midi bi noonu rek loolu da ngay am lu bari macha allah voilà aha waa bii moom blanc la jesner bu ñu perlé la donc Ibra jëlee ko depuis Dubaï hein donc ñu def ci suñuy femme coupe ko coupe bu simple rek waaw comme voilà non Ibra moo ko indaale depuis Dubaï donc mu ñëw rek ñu def ci suñuy coupe donc assorti ko ak bazin jesner simple bi voilà patché ko daal def garniture bu simple lii moom xam nga xale bu ñuy takk rek ba nga sol ko macha allah voilà nga ñëw mondial couture rek waaw ba tey Amina si suñuy collection bi jesner la voilà donc aussi Dubaï lañ ko perlé nii fait à la main voilà Dubaï la jógee donc yëpp ay prêt yoo xam ne la aussi parce que dañuy def prêt à porter boo ñëwee yàkkamti am xew donc yii mi ngi fii vraiment mu nekk style bu raar style bu rafet bu set aussi bu rafet boo xam ne voilà couleur boo ci bëgg am na fi voilà modèle yi aussi ça diffère voilà waaw yu différence aha voilà waa bii moom Amina til la donc til la ñu daal di jël suñuy garniture sablé bi doré donc def ko ci waa til la yëpp til la ñu jël voilà nekk garniture donc ñu assorti manche yi ak couleur jupe bi nekk ju pur donc gis nga ñu daal di def suñuy création def ko jupe droite fente derrière voilà donc gis nga mu nekk modèle boo xam ne modèle bu rafet la mën na dem grand théâtre soirée de gala voilà foo ko sol daal macha allah waaw yii xeetu baax daal ku ñëw mondial couture voilà di nga ko fi fekk aha waaye yii yëpp suñuy xeetu baax la voilà style bu simple la gis nga amul garniture amul dara non coupe simple moo tax ku fi ñëw daal di nga fi gis sa goût voilà ku fi ñëw di nga fi gis sa goût waaw ñu def ko coupe simple nii rek lii moom day dem ak lépp daal say accessoire rek ngay takk voilà c'est déjà garni donc exactement voilà day dem mu nekk robe bu tubaabe waaw bi aussi cuub la voilà waa cuub takk bi donc mu nekk 2 tons voilà ñu kii ko ak jupe bi rek def manche voilà manche caporal lañ ko def yu rafet donc génnee fil bouton yi fii assorti ko ak jupe droite fente derrière donc lii dafa tubaabe lii ku ko sol ci korité bi macha allah da ngay am lu bëri c'est très joli voilà exactement donc soxlawul voilà exactement. mais li nga sol tamit may xam dafa rafet lii tamit mondial couture. waa lii aussi mondial couture la Amina donc tissu simple yi la rek donc ñu jël ko def ci suñuy broderie. voilà def suñuy design nga xam nga def sa voilà sa simplicité daal voilà yëpp voilà da nga koy am am na fi yu rafet macha allah
waa mbokk yi dégg ngeen li Mayram wax foofu ci collection Super 100 bi dañuy pause foofu xaar tuuti Mayram ñu dellu si waat ci collection yi. léegi bëggoon nañu xam nan ngeen di dundee ak cliente yi di ngeen am faral di am cliente bu indi modèle jàmbur. ñëw pour ngeen ñawal ko yéen nan ngeen def ak cliente boobu. waa su boobaa dañuy xool modèle bi donc su li ma la wax rek su nekkee modèle boo xamante ne dina ko jàpp ñu ñawal ko. su fekkente ne aussi am na modification yu ñu mën a def pour mu gën a rafet aussi pour gën ko jàpp ñu expliquer ko ne ko lii ak lii des fois aussi nit indi comme li nga wax rek indi magazine ne tel ñaw laa bëgg donc ñu ñawal ko fekk ko ci loolu toute façon client moom ak cliente yi vraiment ñooy suñu roi ñii di suñu reine vraiment liñ bëgg dañ leen ciy fekk ci. léegi ñi nga xam ne dañu nekk extérieur parfois dañuy am xew. bëgg ku leen jëndal tissu ñawal leen. est-ce que bu ñu leen yónneewee yéen di ngeen leen jëndal de proposer tissu ñawal leen. ak ban durée la commande boobu di def. waa loolu nag dañ ci am lu bari sax donc parce que Mondial Couture moom turam rek lay wuyoo ñi ngi partout dans le monde. donc ku ci des fois dañuy am ko xam ne day ne dafay ngénte wala dafay mariage bëgg ñawal jëkkëram ak doomam ñu niroowaale ak tissu boo xamante ne da koy sol ngoon si donc bëgg ñu jëndal ko ñawal ko donc boobaa dañ koy wan motif yi donc ak modèle yi donc mu tànn des fois aussi nga gis ku la ne bàyyi nañ ko sa loxo xaalis baa ngi nii demal jëndal ñu ñawal ñu vraiment buñ ci jotee dinañ kontaan. waaw mbokk internet yi seetaan surtout waa bitim réew dégg ngeen li mu wax foofu nee na comme waa Angleterre yeeg États-Unis yi ñoom bu ñu amee xew bëgg ku ñawal série bi yëpp famille bi yëpp boo yónnee Mondial Couture dinañ la ñawal defal leen li ngeen bëgg léegi nan ngeen di dundee ak seen personnel est-ce que da ngeen am personnel yu qualifié ci ñaw. ñu leen di gérer cliente yi pour en cas ku ñëw fekk fi Ibra ak yooyu. naka ngeen di dundee ak personnel bi ngeen am. waaw vraiment fii moom entreprise bu organisée la parce que comme ni nga ma gisee fii man maa gérer fii donc Ibra bu fi nekkul man maa fi nekk ku ñëw aussi man ngay waxal donc Ibra wóolu na ma ba teg ma fii vraiment donc ku ñëw aussi li ma warloog yow dinaa ko def donc aussi fii place exposition rek la donc am nañ beneen place boo xam ne fa la tailleur yi nekk donc lu ñu war a ñëw foofu lay dem ñu ñëw ko après mu ñëw fi ñu exposé ko. dégg ngeen li mu wax foofu nee na fii ku ñëw fekkoo fi Ibra di nga ko fi fekk dina la accueillir dina la proposer li nga bëgg di nga ko am incha allah. léegi Mayram est-ce que par rapport ak gis nañ seen ñaw yi nag rafet na trop macha allah. mais est-ce que prix yi cher. non du tout vraiment parce que doole yemul. donc doole yemul da ngay gis koo xamante ne dooleem demeewul noonu mu bëgg ñaw bu rafet donc lépp rek waxtaan la lépp waxtaan la soo ñëwee nga ne lii laa am ñu nit ñu ne ñaw bi lii la ñu xool nu ñuy jàppalante doo gaañu ñun duñu gaañu te di nga am li la neex. waaw prix bi nag cherul Mondial Couture nee na soo ñëwee ak prix boo am doole boo am loo am ci xaalis rek boo ñëwee fii dinañ la ñawal li nga bëgg defal la lu fashion ba foo génnee rek ñëpp dinañ kontaan. léegi ñu bàyyi la nga wan ñu sa collection Super 100 bi ñu xool. waaw Super 100 yi nag moom bëri na façon déjà bi ma solo ngi nii couleur yi aussi c'est différente donc voilà jaune baa ngi nii ñu def ci tampon bu noir bi aussi style bu bees la donc ñu ubbi poitrine bi tuuti. donc nii lay mel vraiment waa peinture la ci lañ koy tamponné du def dara du fureeku du def dara original bi la donc bi jaune noir la Super 100 yi toujours voilà bi rose fuchsia la donc ñu def ci voilà broderie bu rose blanc assorti ko ak fil bouton yu blanc donc ubbi dënn bi tuuti mu nekk demi saison donc voilà ànd ak tubéy mu nekk ak voilà donc mu nekk lu oyof loo xam ne mën nga ko demee fépp te doo tàng doo sonn voilà bi aussi beneen style la donc toujours ci suñu collection Super 100 yi voilà donc manche longue ñu def ko voilà ñu def ko tampon bu argenté donc mu nekk voilà manche longue mu nekk style bu rafet boo xam ne vraiment ku ko sol daal mu jàpp la voilà ku ñëw Mondial Couture daal ak yeneen a ngi fii voilà toujours ci suñu collection yi parce que am na ñoo xamante ne dañuy bëgg ñawal seen alaaji wala ñiy bëgg ñawal seen soxna donc ñu dañ ciy def création góor ak jigéen
couple donc bii mooy bu góor bi bu jigéen baa ngi ni ñu def ko fente donc mu nekk style bu tubaab bi bu rafet voilà mu ànd ak pantalon bu noir donc vraiment lii moom ku ko sol voilà ba ànd ak sa alaaji moom da ngay am lu bëri voilà c'est très classe am na couleur yëpp y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs aussi waaw mbokk yi ñuy seetaan gis nga li ma leen waxoon ci Mondial Couture ñoom am nañ ay ñaw yu fashion yu simple façon ñaw boo bëgg soo ñëwee Mondial Couture di nga ko am gis nga couple bi liñ leen defal nii macha allah ci jaune noir te couleur boo ci bëgg tamit boo commandé ñu defal la ko ñaw yu simple moo fi am seen collection super 100 bi moom macha allah def nañ loo rafet léegi may xam ñu bàyyi la ko tàggatoo ak mbokk internet yi ñuy seetaan. d'accord Amina maa ngi leen di nuyu d'abord yéen waa Dakar Midi. donc maa ngi leen di nuyu bu baax di leen santaat encore di leen gërëm ci déplacement bi ak dérangement bi donc di nuyu vraiment équipe Mondial Couture yëpp li ko dalee ci Ibra ba ci ki ci gën a tuuti amul sax ki ci gën a tuuti vraiment parce que ñëppay apporter seen idée ñëppay taxawal entreprise bi donc maa ngi gërëm ñëpp toute l'équipe de Mondial Couture maa ngi leen di sant di leen gërëm di gërëm nag Ibra Fall Mondial Couture kooku mooy Mondial Couture parce que vraiment xeebul kenn ku ñëw apporter ko sa idée da lay déglu vraiment baax bëgg ñëpp vraiment li warloog ñun ñëpp mi ngi koy def kooku dañ koy bàyyi ak yàlla parce que li yëpp moom la donc di gërëm toute ma famille di gërëm sama borom kër moom mi ma bàyyi aussi ma mën a def lii yëpp ak xel bu dal sonaluma vraiment ma ngi koy sant bu baax monsieur Ndiaye di gërëm vraiment sama papa sama yaay toute ma famille daal bàyyiwuma kenn ak clients yi aussi ñi tax Mondial Couture egsi fii ak clients yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. waaw maa ngi xam nga joxe adresse bi pour ku ñu bëgg a ñëw Mondial Couture ban numéro lay woote. ok waa ñi ngi Guédiawaye marché Sam en face mairie bi mairie marché Sam bi donc ku ñëw ba foofu di nga gis Mondial Couture wala nga woote si 77 942 37 61 77 942 37 61 ku ci woote di ñu jot vraiment te loo commande dinañ la ci fekk si incha allah. waaw waa Mondial Couture ñu ngi marché Sam si wetu mairie bi donc numéro téléphone yaa ngi noonu ku ñëw ba ci mairie bi rek boo wootee incha allah ñu jël si la tey nag maa ngi gërëm sama mbokku partenaires yi nga xamante ne combat bu ma am dañ ciy jàpp macha allah tey Mondial Couture moo jaar ci grand boubou bu yanji bi nag tey dama Amina jëlal nga sol def ba mu baax mu ngi nii def perlage am def lépp. macha allah Ibra Fall moo jaar fii di remercier waa Minane waa Touba Daaru Minane di leen remercier bu baax si bijoux yi ñoom moom awma seen fay chaque jour bu ma ñëwee rek ñu ne ma Amina tànnal def lu la neex bijoux daal la accessoire lépp lu ma soxla ñu jox ma maa ngi leen di gërëm bu baax surtout Ousmane maa ngi koy remercier bu baax mbokk yi ñu leen di jox di daje seen beneen émission Midi Mode merci beaucoup.